ñu mën a ruumanaat rek lu ñu mën a nas ba toog rek àdduna du dox ba ñu fekk la foofa loolu rek moo am solo mais tuuma dañ koy teggi ndax lu ko mooy mu jax-jaxal xelu nit ñi dañ naan seytaane waxul dëgg waaye mën naa andi lënt ci xelu nit ñi ba tax nag nee naa tey laa ci bi ñu commencé ba léegi waxuma ci dama doon bind sama page Facebook presse bi jël keneen jël waaye kenn dégg gu ma àddu ci tey laa ciy wax tey laa ciy mujj waaye njalbeen may commencé wax dama bëgg ñun Sénégal yépp ñu dëppoo ci lenn loolu dafa am solo ci li may wax liy ñëw mooy tey dañoo xëy génne audio ba ki ko waroon génne dafa daw res moom ndax dafa taxaw wax Sénégal yi ne su ma nee prix ma ne ko prix waaye xam nga ñu ne da ngay def course 100 mètres direction bii ñu ne la prix nga daw jëme côté bële di ut kooy ñëw teg mu dawal la loolu ci ragal la bokk ba tax nit ñi ne ma nag ñi mu yebal nga xam ne bëgguma tudd sax tur bi ñu leen tuddee waaye Sénégal yëpp xam na ko mooy xeetu kuti yooyu ñooñu waruñoo woon doon sama nawla yu may tontonteel waaye na ne dama ne mbir mi nañ ko jeexal mu jeex mu leer nañ ci bopp Sénégal yi ñu jublu ci leneen ma fàttali suñu d'accord ñun ñëpp ni audio bi léegi mooy référence bi te ñoom ñoo ko génne kon ñoom dëggal nañu audio bi xam nga su doon maa génne audio mun nañ ne sax am na nu mu mel mais ñoom ñoo génne seen audio amul leneen lu mun a doon seede tey ci wax ji ñuy wax lu dul audio boobu parce que keneen ku wax dafa far fi mu far ba noppi doo mus a gis koo xam ne dañoo yor sànqalam teg ko fi ñu ko teg mu génn leen wetti ba ci diine gi ñu gëm dafa am ay charte pour nit mat seede kon audio bi ñun ñëpp d'accord nañ ni tey mooy élément de référence loolu dafa am solo audio bi nee nañu gën saa gudd 30 secondes def wala 28 secondes mooy élément de référence audio boobu la ku ñuy wax Mansour Faye di ministre de la République wàcc ba ci suuf ne moom wër na di fortaatu ay audio yu muy génne audio boobu la génne bi mu génnee xam naa ni sénégalais yi yëpp am nañ déception parce que ñëpp jàppoon nañ ni audio bi lu doy waar nekk ci biir audio bi waaye bi audio bi génnee sénégalais yëpp am nañ déception waaye li gën a am solo mooy audio bi daf ñoo dëggal ñun dinaa ci ñëw léegi moo tax bi ñu gisee ni audio bi doyul wala audio bi dafa wëlbatiku contre ñoom la ñu yebalaat ay nit ne leen dem leen def interview pour mottali waaye ma dellu si la ma doon wax audio la ñu yéeg la ñu annoncé woon Sénégal yi ne leen am nañu audio boo xam ne bu ñu ko génnee àdduna tukki génne nañu audio bi Sénégal yëpp dégg nañu muy benn ma fàttali lan mooy wax ji mooy moom Mansour Faye dafa génn ci émission ne moom buñ ko woowee fi mu war a layoog sénégalais ci koppar gi ñu ko dénk du fa dem ba mu ko defee ma dem sama tournée Saint-Louis journaliste yi tàll micro ne ma lii Mansour ma Faye la wax lan nga ci xalaat ma ne leen bu soobee yàlla xaw ma tey la xaw ma subal xaw ma gannaaw su waaye Mansour Faye dina layoog sénégalais te nekk goro président de la république terewul nit mu layoo parce que dañu laa dénk suñu koppar te du benn milliard du ñaari milliards waaye ay téeméeri milliards la Mansour Faye yoroon ci loxoom am nu mu ko yore te dinaa ci ñëw léegi loolu mooy wax ji te loolu rek moo intéressé Sénégalais yi parce que Ousmane Sonko Mansour Faye gisee na ak moom wala gisoo la moom kañ la gisee loolu yokkul dara ci Sénégal wàññiwul dara ci Sénégal waaye li gën a am solo ñu bañ koo réere mbir mooy téeméeri milliards yooyu mu yoroon war koo layoog Sénégalais te nee na lànk na du ko layoog Sénégalais te loolu naa ci waxaat ko si kanam ba ma ko tontoo bi ma waxee loolu mu dem ci ëllëg sa émission mooy li ngeen doon déglu léegi audio ne moom ñëw na sama bureau sukk saraxuma ñaan ma audience loolu dafa am solo ñëw na sama bureau sukk saraxu ñaan ma audience wax jooju
la ñu tontu ñun ma tontu leen ne bi Sénégal di Sénégal ba léegi musumaa gis ku mun a nal ba mel ni Mansour Faye bi Sénégal di Sénégal ba léegi dundaguma ba gis ku mun a nal ba mel ni Mansour Faye parce que li mu wax amut mu dellu si waat def ay génnam ne am naa sax lu may génne def déclaration 5 minutes bu koy firndeel lii mooy les faits audio boobu nag moo génn tey audio boobu daf ñoo dëggal parce que ñoom fi ñu bëgg a def placer débat bi mooy dafa ne woon musul gisanteeg Mansour Faye wala li déedéet dama ne Mansour Faye dafa wax lu dul dëgg te audio bi andi na ko ñaari yoon bi ci njëkk mooy bi muy wax loolu moom lim ci jubloon mooy fexe ba dugal lënt ci boppu Sénégalais yi ba ñu ne Ousmane Sonko mii di jaay opposant radical dafay opposé wu le matin lu ne mu yàq ko gars yi ngoon mu dem di yelwaan pour Macky Sall recevoir loolu mooy premier bi mu bëggoon dugal ci boppu Sénégalais yi parce que Sénégal dañoo dem ba gëmatuñu kenn ci wàllu politique jàpp nañ ni politiciens yëpp ñoo yem dañuy wax ci kaw waaye ñu ngi négocier ci suuf loolu mooy premier nal bi mu bëggoon nal fexe ba dugal loolu ci bopp Sénégalais yi ñaareel bi mooy li mu ne man maa dem sàkku ci moom pour mu dalal ma pour ma ñëw ñaan ko service audio bi man maa ko def mi ngi fii sama téléphone maa ngi ko def le 29 septembre le 28 septembre le Mansour Faye génn wax li mu wax ne man damaa def loolu ñëw saraxu ko ñaan ko audience le 29 septembre ma jël audio bi enregistré ko ba may jógee Ndar envoyé ko Cheikh Issa Sall loolu nag ci suñuy pexe la woon te lañ ci bëggoon am nañ ko ndax bi mu defee déclaration rek laa xam ni dañoo nal seen plan boo xam ne moom day ñëw wax li mu wax après ñu dem génne seen seede mu ñëw wax li muy wax te ñoom ñëpp ñoo bokk seen parti APR ma ne war naa fexe ba mu am benn élément boo xam ne mooy dox suñu diggante suñu muusoon tuuti dañ xam ni man mii Ousmane Sonko Mansour Faye mënul wax li muy wax le 28 man ma am légèreté sàggan ba di jëf benn audio envoyé ko Cheikh Issa Sall suñu muusoon tuuti rek dinañ xam ni am na lu laxasu si biir boobu jamono am na lu mu ci doon parce que xamoon naa ni boo ko defee Cheikh Issa Sall jël ko yóbbu ko jox ko loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla parce que booy jëflanteeg ñoo xam ne gannaaw du ñu waxkatu dëgg waaye topp nañu alalu réew mi di góox ba seen xel yi màccatul xalaatatuñu ni ñu war a xalaatee suñu defee seen pexe da ngay teg sa pexe mu dem annoncé audio ba ñaar laa ci bëggoon leeral ci Sénégal yi bu ci njëkk damaa fixé date bi 2013 man nekkaguma woon ci politique Pastef ñu ngi ko créé en 2014 at ca gannaaw la ñu créé Pastef 2013 j'étais secrétaire général honoraire du syndicat des impôts et domaines kon su buggee gëmloo ni Ousmane Sonko opposant moo dem naan damaa bëgg audience wala damaa bëgg lii wax na lu dul dëgg boobu j'étais secrétaire général honoraire du syndicat des impôts te loolu dafa am solo ci chronologie bi ñaareel bi am solo mooy te wax naa ko ci audio bi mooy moom Mansour Faye moo ñëw sukk sama kanam ñaan ma audience ndax Cheikh Issa Sall moo nekkoon secrétaire général moo ma woo man ne ma Serigne Ousmane dama la ñaan lenn sama patron daf laa soxla nee na il faut ngeen toog bi ma ko nee nag ñoo bokk promotion la ma ne ñaanal ma sàkkul ma pour que ma gisee moom ñu toog waxtaan te loolu wax naa ko ci audio bi kon audio bi nga xam ne mooy suñu référence ñun ñëpp wane na ni ñaari bugguma utiliser baat boo xam ne parce que ay kilifa lañ ñuy déglu waaye ñaari wax yu méngoowul ak dëgg ci li Mansour Faye wax na ko ci te bi mu koy wax journaliste bi sax moom dafa tiit ba ne ko yow xanaa loolu lu yàgg la doo ma ne Ousmane Sonko bii la journaliste sax mi ngi wax après radiation du radiation 2016 ñun 2014 dañu créé parti ay nit ñëw gis ma ne ma dañuy créé suñu parti te yow rek dañu doylu pour nga ñëw jiite ko 2014 Mansour Faye 2013 la ma sàkku yónni Cheikh Issa Sall ne ko dama la ko ñaan rek damaa bëgg nga fexe ba Ousmane Sonko ñëw ñu toog ma wax ak moom te bi ñu ñëwee toog
loolu mooy ñetteel boo xam ne parce que ñoom dañoo teg seen plan ne dañ koy génne par pàcc. man nag lépp laay jeexal tey parce que fi mu ne nii li ñu yoroon yëpp génne nañ ko te maa ko tey parce que su ma teeloon wax ñu toppaat ci wax ji di wax fi mu ne nii audio la ñu waxoon génne nañu audio bi. ñetteel bi nga xam ne moom la ñu waajaloon nag pour après ñëw ci mooy lan moo ne woon ci slide audience boobu gannaaw bi ma Cheikh Issa toppee ñaari fan woo ma ne ko ci li ñu seq maak yow parce que moom dafa am fu ñu jaar waaye du ma nekk fi def déballage parce que bu boobaa damay wàcc seen terrain ñoom même réaction bi mu am bi ma ko envoyé audio bi mi ngi fii munoon def naa ko capture d'écran munoon nañ ko génne waaye bu ma mel ni ñoom nit da ngay am loo ko ëppale waaye bi ma toppee ñaari fan ba ma nangu ñu gisee bi ñu toogee ma ñëw ñu toog mu commencé waaw sëñ Sonko yow daal yow nag tàng nga yow daal yaa ngi ñuy sànni xeer rek lii mu doon nangam ñu ngi doog a toog régime bi doog a toog nga ñuy sànni xeer man daal li ma bëgg mooy nga wàññi xeer yi ñu xool lu ñuy def man sax yow tu es jeune le président dafa soxla ñu mel ni yow mun naa jàpp sa loxo yóbbu la ci président nga am audience ma ne ko monsieur Mansour Faye man soxla mu audience avec Macky Sall la may def it dama koo def ci cadre mandat boo xam ne syndicat bi ma bokk moo ma ko jox wax loo ma wax te fileeg maa ngi gëm ni dëgg laay défendre du ma wàcc ci loolu kon du ma ñëw fii nga naan ma ay ma yóbbu la ci Macky Sall ngeen wax bi wala ngeen wax laa nangam noonu la audience bi jeexee ma génn bi ñu génnee laa ne Cheikh Issa su dee ñii ñoo war a jiite réew mi gisuma ëllëgu Sénégal te li may wax nii bu dee am na lenn lu ciy dëgg lu dul dëgg billaahi wallaahi wa tallaahi yàlla ma yàlla la te Sénégalais yi xam ngeen ma xam ngeen ni musuma leen wax dul dëgg dama ko waat nag su dee ñoom génn nañ taxaw waat dootuma àddu ci affaire bi yàlla moo ñuy àtte bi sa yawmal qiyaama bu dee li ma wax am na lu toll ni tarfa tey lu dul dëgg billaahi wallaahi yàlla ma yàlla lakk nii la mbir mi demee ñu génn foofu ma xam nag nee naa leen état bi ñëw mooy ñëw ne lii lañ doon wax xam ngeen jamono jooju nu mu tombé dafa tombé ñu lancé CREI bi daal di jël liste 25 personnes ne ñii ñoo lekk alalu réew mi daal di def bruit bu dul jeex fii man ma jëloon ci ay position yoo xam ne dama koy assumer ne CREI bi ab tappale la justice taxu leen a jóg politique moo leen tax a jóg te ñun du ñu nangu ñu jël ñeenti sénégalais sacrifier leen ba pare ñoom ñu toogaat parce que suñu doon def CREI dëgg Macky Sall du ci mucc ma def ci ay articles yu ma bind en tant que secrétaire général honoraire du syndicat loolu dafa am solo de duggaguñu woon politique ñu dellu si ma def ci ay émission bi ci gën a siiw mooy émission bi ma def ak Pape Alé Niang 2STV daal di démonter li ñu doon wax yépp pièce par pièce ñu toog ñu convoqué ma CREI boobu man maa ne woon chef de la brigade immobilière aux impôts et domaines ma ñëw enquêteurs yi jox ma benn fichier bu gudd a gudd ne ma li yëpp ay société civile immobilière la dañu bëgg nga wax ñu yan ñoo ci ay société civile immobilière yoo xam ne waa ancien régime bi ñoo ko moom bañ ma ko joxee ma toog xool ne leen bii de société Bilbassi la tudd Macky Sall moo ko moom te musul fay lépp d'ailleurs envoyé naa ko avis de vérification bii de tel ministre moo ko moom xam naa ko ñu ne ma déet Sonko ñun laajuñu la dañ leen ne waa ancien régime bi wax ñu lan nga ci xam ci li ñu moom man leen déet da ngeen ma jox liste dama leen di wax li ma xam ñu ne ma entretien bi jeex na may leen ana PV ñu ne ma non doo signé PV dañ la woowoon rek comme ku war a am xam-xam ci mbiri comme yaay gérer brigade immobilière mais jaratu ko ci cadre boobu yéen a ngi fàttaliku boobu la envoyé avis de vérification Macky Sall président de la République mu andi coow lu bëri impôt ci société civile am ma envoyé ko Mermoz gi mu dëkk ñu ne nekkatu fa mi ngi pale ma ne agent bi yóbbu ko pale mu andi woon coow bu dul jeex ñu convoqué ma ministère ne ma mënatoo nekk chef de la brigade immobilière parce que ce que tu as fait c'est une faute lourde ma ne leen Macky Sall citoyen sénégalais la bu amee société dañ ko war a vérifier ni ñuy vérifier beneen société bu dul moom kon du ma fi jóge ci brigade immobilière ci cadre boobu man maa nekkoon secrétaire général du syndicat des impôts ñu am bant bu gudd buñ may laale ci jamono jooju la Mansour Faye sàkku saraxu
sukk jonkan yónni Cheikh Issa Sall ne ko dimbale ma rek nga wool ma Ousmane Sonko il faut ñu toog ñu waxtaan. waat naa te ñi ku ma xam-xam ne ni du ma waatal dof ndax xam naa lan mooy valeur waat. lii mbokk yi mooy mbir mi ma feddali ni musuma rencontré autorité politique bu APR ni avant ni après ñaar ñi ma mës a rencontré mooy bii ma wax ci Mansour Faye te boobu duggaguma politique waaye 2014 ba léegi bi ma duggee politique musuma rencontré ab autorité politique bu APR lu dul moom Macky Sall ci bi feebar bi commencé mu woo ñépp da def leen ko consulter ma dem uyu ji ko bëccëg mbir kam génn def sama déclaration ngeen déggu musuma rencontré du ci guddi du ci bëccëg du lu ñuy làq musuma toog ab koo xam ne day politique ak APR ñu naan dañuy waxal dañuy duma daal loolu ko essayé dugal ci bopp Sénégalais da ngay wax lu la neex bi ma commencé liggéey ba léegi musuma demander une audience à une autorité politique musul am man la ñuy daw sama gannaaw di ma demander audience du ma toog ñaari fan ñetti fan une semaine te nit ñëwul taxaw ne ma Macky Sall daf laa bëgg a gis te su ma ko waxee yéen Sénégalais war ngeen koo gëm léegi nag li ne ci audio bi ki sàkk moom ne dama laa bëgg a gis su dee am na kuy saraxu moom lay doon ndax inverse bi mënul nekk lii nag nee naa tey laa ciy wax épuisé naa ko demee mun nañu génn naan dafa ñëwoon ñaan pour Tahibou Ndiaye pour Massamba pour Mademba dara du ci dëgg lii moo ne woon suñu entretien 2013 duggaguma ci politique ma yokk ci nag nii lii lépp ay li tubaab daal contre-feu la xam nga ñoom ni ñuy fonctionner mooy bu ñu demee ba sës ci miir bi ñu xam ni jàpp nga leen rek ñu ne naa taal ab daay fële gars yi daw di fay daay bi man roccee ko moo wax lu leer fii Mansour Faye ba muy ñetti yoon munoo raw fii ci Sénégal parce que Mansour Faye sénégalais dama bëgg ñu xam li ëpp ci problème yi ñuy jonkanteel Mansour Faye mooy responsable ndox mi ñuy wax nii Mansour Faye mooy responsable ndax moo nekkoon foofa ba ñuy def ñuy def ba jël suñu ndox jox ko waa Suez alors que SDE moo amoon meilleure offre bi mu jox ko waa Suez ñooñu wëlbati ko jox ko ay camion yuy ramasser mbalit mu yóbbu ko Saint-Louis loolu la ñuy wax corruption tey Suez mënul gérer suñu ndox bi chaque jour kuy xamee loolu responsabilité Mansour Faye la ñaareel bi problème assainissement bii ñuy wax nii 750 milliards yi moom moo ko doon gérer bëgg après élection yi wala juste avant élection yi lañ ko jox leneen waaye yemul foofu bi ñu nee feebar bi dugg si na corona bi ñu ne budget 1000 milliards ceeb beeg diwlin beeg ñoom seen ci loxoom lañ ko teg kon boo xam ne nu mu tuuti tuuti yor nga suñu 1500 milliards yoo xam ne sa loxo la tegu lu bokkul ak yeneen ba pare nga ñemee manqué respect sénégalais ba mun a taxaw seen kanam ne leen su ma off nag wooye du ma fa dem ma ne Mansour Faye ci nii wala ci nële day gàtt wala day gudd yow ak ñi mel ni yow mënu leen rëcc di ngeen rendre compte dans ce pays là loolu rek mooy le débat boo xam ne moo war a intéresser sénégalais yi te nag benn responsable mooy responsable bi mooy Macky Sall ndax Mansour Faye nga xam ne munoo ne lii la jàng munoo ne lii la xam lu mu dugg mu lënt nga jël ministère bi gën a rëy ci suñu ministère yi jox ko lu diis ci Sénégal nga jox ko lépp nag pour waajal Dauphinat mooy lu ñuy fexee ba moom mu wutu fi ndax Macky Sall ragal na ragal boo xam ne ci li mu def ci réew mi jàpp na ni su fi jógee kenn rek moo mën a toog mu mucc mooy Mansour Faye wóoluwu ci Amadou Ba wóoluwu ci Matar Cissé wóoluwu ci Mimi Touré wóoluwu ci ñooñu ñëpp il faut mu écarter leen moo tax tey ñu koy xàllal pour mu mun a am ay milliards yu mu demee nit ñi ñag seen xel lañu yor mënu leen fexe ba nax leen la ca des nag mooy ma koy wax ak sénégalais yi di ko wax ak suñu waa parti politique c'est pas un long fleuve tranquille politique ak coow bu sew ñooy ànd même li ñuy wax les plus grandes démocraties
da ngay toog ñu fexe ba génneel nit ay dossier wala yu demee noonu kii doomam dafa doon def affaire ak Russie kii jabaram dañ ko employé ci mairie Paris kii lii loolu ak politique ñoo ànd bu leen yaakaar